tel parce que loolu lañu mës di gis Sénégal di doxee noonu parti bu nekk au pouvoir wala coalition ñu téye sa liste ci élection législative mun na nekk. waaye day nekk lu bees lu ñuy soog a bind ci histoire Sénégal. En espérant qu'ils vont pas justement se dire incompétents tout simplement. C'est ça. En espérant. Si on évoque la jurisprudence incompétence am mënu cee nekk mënul wax incompétence parce que compétence conseil constitutionnel moo écarté Malick Gakou ci élection présidentielle compétence conseil constitutionnel moom moo invalidé parce que on se souvient quand même que 2019 il y avait des candidats à la candidature. Oui. Parrainage écarté leen ñoom ñëpp ku ci nekk dem nga conseil constitutionnel ne ni li ñu ma écarté du yoon c'est le cas par exemple pour les candidats Bougane Gueye Dany qui a été candidat à la candidature pour l'élection présidentielle 2019 ba finalement bi ñu defee parrainage bi yëpp ñi génnoon c'était 5 les 5 ñi nga xam ne ñoom ñoo dem ci élection présidentielle bi dont le président sortant Idriss Seck Ousmane Sonko qui est arrivé 3e et qui finalement aujourd'hui on peut le dire bu ñu xoolee présidentielle qui est 2e puisque le 2e moom fête na léegi ci camp au pouvoir mais le conseil constitutionnel je ne pense pas que mu taxaw ne ni je me déclare incompétent ci dossier boo xam ne ni ñoom mës nañu traité dossier bu ni mel. En tout cas, n'est-ce pas Mambay 7h moo jot 50 minutes am nga 10 minutes pour def sa revue des titres ah. waaw si ko boo ci génnee boo nuyoo lébu yi ba pare. mbokk lébu yi waaw ma nuyu leen ñu nekk biir géej nuyu naa leen bu baax El Hadj maa ngi laa nuyu. tey daal maam. naka yi tey. sant yàlla bu baax a baax. alhamdulilah waajal gan gi. waaw maa ngi bu baax. bu baax comme suñu délégation bi war a dem seeti xalif bi. suñu gan la incha allah xalif général kullu murid. bu soobee yàlla matinal bi ñëppay dem de. waaw matinal bi ñëppay dem nag. incha allah nanu ko waajal ndax gan gu mat gan la donc gan dañu koy ganale. walaay ndeysaan. moom sax du gan si Dakar Ndiaye. waaye nag ñun ñoo ko def suñu ganu bopp rek la bëgg koo teral. teeru ko. looloo sabab nag ñun ñëpp nañu ko waajal bu kenn des. ayca yéen kaay groupe des médias tribune yéen kaay dafa ñëw ci li nga xam ne rek moo di gis-gisuñu Guy Marius Sagna ak Bougane Gueye Dany dafa mel ni ñoom ñaar ñoo bokk gis-gis jamono ji seen gis-gis nag du lenn lu taxawal benn plateforme bu nga xam ne ni dañuy xeex jàkkaarloo nguur gi doxalinam gi nga xam ne ñëpp dañoo jàpp ne awul ci yoon les dérives bu régime bi loolu nag ñoom jàppale ne Bougane Gueye Dany mu ngi tey tàmbalee dox fu mu nekk nii waxatul tiiñal te jokkoo tiiñal Macky waxatul tibb tànk nu mu ko doon defee mais cette fois-ci nag dëkkab dóore la wax fayoo koy tas jamono ji nag si loolu lay dox mbajum kanam borom a koy fajal boppam te nee na lii mbajum kanam askan wi la kon nag askan wi nañu ko fajal seen bopp nu ñu koy fajee moo di joxonte loxo ndax nag bu ñu jàpp ne victime mu tey jii rek mbir yi sa lay yem ndax ay du yem si boppi borom ñi nga xam ne mbir yi laalu leen bu ñu yaakaaree ne mbir yi ëllëg mënu leen laalit ñu ngi nax seen bopp kon nag naka ñëpp def seen xeexu nañu ko def xeexu groupe moom Bougane Gueye Dany noonu la wootee ndax nee na nag wax fa dëgg neex yàlla doxalinu régime bi fi nekk nii jaay ak doole dëgg la te xel xalaatul ñu koy bàyyi mu jàll moo tax moom fu mu nekk nii sol na daalam dem seeti ñi ñu woowee les forces vives bokk na ci société civile bi dina dem seeti leen bokk na ci ñu ngi gis ci journal bi Ligue sénégalaise des droits de l'homme dem na parce que ne leen seeti waxtaan ak ñoom lépp nag ci xel parce que du jaayam doole du defante mais ci am xel ñu xool nan la ñuy mën a def ba imposer nguur gi wàllum démocratie fii si réewum Sénégal ci loolu lay dox moom Bougane Gueye yéenekaay bi bu tribune ñëwaat ci dog-dogi courant yi coupé lekk tàmbaleeti na ndax nag ku si nekk gox bu nekk jël na doosam coupure courant bi tàngaay bi ku si nekk ax na mu koy dundee yéenekaay bi nee na retour des délestages démb ñu ngi woon sa tribunal mbirum trafic passeport diplomatique yi finalement dogal ba rot na ma des nañu wax ne ñaari député yi El Hadji Mamadou Biaye ak Boubacar Biaye ak El Hadji Mamadou Sall nekkoon ay député ñu laal di seen maraanum kiiraay teg nañu leen ay daan donc ñaari at yu nga xam ne nii kenn ki juróomi weer lay tëdd kenn ki juróom benni weer yi man bu fekkee atte bi fii la yem yaakaar naa ne ña defoon extrait de naissance yi kon seen mbir yi jeex na nii ñi joxoon seen certificat de mariage yi kon jeex na nii ak divorce yi donc loolu jeex na nii kon fii la yem amul benn problème li ci kanam raw liggéey dinañ ko waxtaane waat yéenekaay bi ba tey ñëw ci jàmmi gox yi Fadel Barro déposé na moom it ab recours am def na ni waa Yewwi Askan Wi def na ni waa coalition gëm sa bopp Cheikh Dieng nag mayul dara Karim Meïssa Wade moom Cheikh Dieng mayul dara Karim Meïssa Wade ndax nee na lu njig njàkk Karim Meïssa Wade moo di njàkk ndax bu bëggee diriger parti bi à distance lu ci mën a gis rek ni ay jafe-jafe bee boo ñu xam ne moom la ànd sàmm jikko yi nag
nee nañu faw ñu wan Gana Gueye ne na mu doxalee ñu ñëpp ñoo ngi ci ginnaawam moom la ñu àndal fi mu teg tànkam bu mu ko teggi looloo sabab ñoom ñu ngi woote ñu boycotté mboolem produit bu bawoo France ñoom waa ànd sàmm jikko yi ñu doxantu ba sa benn dëkk ñaari gaar waaye nag dañuy njëkkee ci li nga xam ne moom mooy benn crise bu am ci biir Yewwi Askan Wi coow li bari na ci leader yi doon daje waaye nag jàpp leen ne am na si ay frustré yu nga xam ne ni ndajama bokkuñu si dañoo dem ndax nag Bamba Dièye Guirassy ak ñeneen ñi nga xam ne ay frustré la ñu woon ñoom ñëpp dañoo gedd li nga xam ne moom mooy ndaje mi teewuñu ko Khalifa Sall moo fa nekkoon Sonko Aïda Mbodj Habib Sy Déthié Fall Cheikh Tidiane Youm Maymouna Bousso ñoom képp ñoom mujjee desoon sa ndaje ma doon waxtaan si ëllëgu Yewwi Askan Wi waaye nag dañuy dugg sa mairie bu Thiès benn dëkk ñaari gaar xam ngeen ne kon Babacar Diop maire ba def na fa ñetti weer ba mu defee ñetti weer nag mu ne faw ñu liñ bat ka nga xam ne moo fa nekkoon Talla Sylla la mu fa liggéey la mu fa bàyyi ñu xoolaat ko ba mu de sàkkoon nag ab audit rapport bi jox nañu ko nee nañu ko nag neexul ba neex waaye Talla Sylla ma nga xam ne bureau dafa dindi woon table yi chaise yi yëpp génn ci biti lal ab basangam ndekete ci suufi basang yi neexul ba neex mais mbóoti kese la suufi basang yi ay mbóoti kese la mbóoti kese alors Babacar Diop nee na nag moom dafay soppaleku xam nga ñi daan jaay suy bale pompe fel ma tax teeñ paa yooyu daan yor pompe daan dox ci mbedd yi naan suy bale moom ci boppam Babacar Diop nee na moom mooy suy bale fu mu nekk nii ca mairie ba la dugg nee na moo leen mbóot bu nga xam ne Talla Sylla bàyyi na ko fa dinañ ko pompe boom Talla Sylla bi boobu toog di xaar rek basangam nga mu laloon noonu doon jaay ne na moom da koy def affaire de talibé et puis da koy def ay mbóota ci newoon ndekete bi ñu yëkkee kii ay mbóoti kese la lan mooy mbóoti benn nee nañu carburant bi ci mbóoti waaw benn ci mbóoti waaw benn ci mbóoti carburant bi 70 millions carburant si 10 mois xanaa wàccee si yëpp ñoo doon dawal ci carburant ba 70 millions ci 10 mois si ñetti oto kese ñoo utilisé 70 millions carburant oto yi Dakar Montréal lañ doon daw Dakar Montréal Montréal Canada loolu ci mbóoti la ma ñëwaat ci mbóoti ba tey renouvellement fictif de matériel administratif ñu xayma ko ci 19 millions ñaar si mbóoti yenn matériel yi nga xam ne dañ ko doon maanaam defaraat jëndaat table yi jëndaat ay chaise nee na bi ñu demee gisuñu benn chaise bu bees bu ñu fa teg benn table bu bees banc bu bees big bu bees xanaa basang bu bees bu mu laloon basang bi est-ce que basang bi bees na. man basang bi fi mu ko jëndee moo sori tamit. waaw xam naa basang bi fi ñu ko jëlee tamit mën na nekk basang boo xam ne da ngay jël basangu Dubaï la jënd peut-être. wala Australie en tout cas boobu tam ci mbóoti 19 millions. ba tey Babacar Diop moom mooy wax. ba tey ci li nga xam ne moom mooy mbóoti ñu ñëwaat ñu ne la mairie éprouve des difficultés à rentrer dans ses fonds de recettes. Sur 33 milliards 499 566 si 2021 bi jàpp leen ne lu dul 990 millions 739 643 la ñu jot rek recouvrer koppar boobu ñu doon xaar noonu yëpp ay milliards laa la wax de ba million ba tey ci mbóoti ba tey dinañ si ñëwaat de le ministre de l'intérieur Antoine Félix moom it démb yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci Ousmane Sonko ndax doon jàppale ñi nga xam ne mooy société civile bi ak kàddu yi ñuy teg seen kaw du ma jógee ci mbóoti ba tey dañuy dem ci mbóoti Talla Sylla fu nu ko waxaatee waat mbóoti ba tey mbóoti ayca ba tey Babacar Diop déniche les cafards de la mairie voilà moom ci mairie bi entre 2020 2021 nee na 78 employés la ñu amoon ci mairie ba 2020 2021 116 employés avec une masse salariale qui est passée de 187 millions à 230 millions donc salaire dafa jógee ci 187 millions léegi dem ci 230 millions donc yokk nañu employés yi ba tey ci mbóot yi gën a mag nag mbóotu Sonatel Orange moom dañ leen alloué benn 100 mètres carrés non 1000 mètres carrés nee nañu nag 1000 mètres carrés yi 6000 francs lañ doon fay mètre carré par année par année si 1000 mètres carrés yi 6000 francs lañ doon fay at mu jot 6000 francs donc mètre carré ñaata la 100 francs non matu 100 francs lañ doon fay ci mètre bu nekk 1000 mètres carrés 1000 mètres carrés mètre bu nekk 6000 et payé 6000 francs par mois 6000 francs le mètre carré par donc nag waaw nga dëgg mètre carré bu nekk moom mooy 6000 francs donc 1000 mètres yi
dina yegg ay ñaata 600 000 60 000 genre yooyu daal si at mi soit 500 francs voilà 500 francs le mètre carré. 500 francs le mètre carré lu doy ni Sonatel nee nañu ba tey ci rapport bi du samay kàddu loolu yëpp ci mbóoti 500 francs CBAO it jot na ca wàllam ndax moom it 800 mètres carré la doon la ñu ko joxoon. CBAO moom 800 mètres carré la ñu ko joxoon ca Thiès mi ngi fay 6 000 francs ci mètre carré par an comme ñoom 6 000 yi moom lu muy dox. njëg yomb a calculer la rek xam naa maire bi ko doon joxe njëg daa yomb ci boppam rek. comme waaw wax nga dëgg boo ñëwee mën la 6 000. waaw xam naa nag. yow da doon wanteer. xam naa ba tey ci mbooti Talla Sylla yi. alerte yéen kaay daf cee ñëw 2019-2020 le personnel de la ville dafa jóge ci 58 employés dem ci 78 employés permanents avec une masse salariale bu nga xam ne mi ngi jóge ci 117 millions dem ci 187 millions diggante 2020 ak 2021 ville bi ma ne sañ jàpp ne mi ngi toll ci employés yi 78 la jóge dem 116 masse salariale bi jóge ci 187 jàll ci 230 millions carburant bi nga xam ne ma ne sañ wax ne si diiru fukki weer ñetti oto képp 70 millions la seen carburant di dikkee ñëw na ci Orange ci CBAO ak li nga xam ne rek ma ne seen jàpp ne moom la ñu teg seen ndodd mbóoti nag mu ngi noonu mbóoti xam ñu ngi xaar nag Talla Sylla mu xool ndax moom dana tontu ci mbóoti yam déet. ay mbóot mën na gën a single nag. ay mbóot nga waneegul de waneegoo kaña de. kaña yi. am na ay kaña tamit. kon yeneen maire yi mën nañ fa fekk ay kaña. du remonté wul Talla Sylla. romb Talla Sylla wax nga dëgg. bu rombee Talla Sylla ay kaña lay laal. waaw mais ay kaña rek am na ay siiru kon. te bu rombee Talla Sylla kan moo fa nekkoon. mètre carré yooyu ngay wax noonu am na ñu yéene kaay yi bindagul seen i mètre carré de. ñoo xam ne romb na Talla Sylla. am d'affaires yu nekk ci paxu kaña yi. waaw. kon bu mu nekk ci ay suy bale. maam liiral rapport bi non Babacar moom xoolal. chapeau de. nii la moom bu ñu ko falee ba léegi déggoo ko si benn coow moom mi ngi ca liggéey. waaw nga fexe ba bu ñu ko dégg si benn coow it. moom bu ñu ko falee ba léegi coowal politique. doxatu si lu bari de waa Thiès dañu ko yónni yàkkamti ko. ñi bokk yow yi ñëpp la ñu yónni yàkkamti leen. kon nag nañu liggéey rek defewul lañ leen di xëpp kaani moom saf. naa ndax rigueur rek. là bu ma donné un bon exemple. keneen ku deful comme ni mu defee duñ la may jàmm. parce que confiance askan wi la ci ñoom. dañ leen a sas. aw sas la présenté benn dynamique. les échos ñëw na si sax les échos daf cee ñëw nee na Babacar Diop révèle la gestion catastrophique de Talla Sylla ñëw nañ ci ñu ñëw ci audition bi nga xam ne ak confrontation bu am ni ki dem ba jëm ci mbirum Adji Sarr Ousmane Sonko Sidi Mohamed Mbaye dafa dëggal kàddu ya nga xam ne moom la Adji Sarr wax Sidi Mohamed Mbaye nee na moom moo nekkoon ma ne sañu wax ne chauffeur ba noppi it dafa démonter les accusations yu nga xam ne nii jot nañu ko teg ci ndoddam nee na masul teg tànkam ci salon Sweet Beauté bu Ndeye Khady Ndiaye moom Sidi Ahmed moom mooy wax ci yéenekaay bi nee na masul xamul kan mooy maître Dior Diagne masu koo xam si Adama ak Awa ay kàddoom la c'est quand on n'a pas eu l'aide des organisations bi ñu demee ba xam ne kon kuréel yi nga xam ne ñoo dooleel jigéen ñi jàppale ñu leen ñoom si la ñu gis ne dañuy dem ci Mamour Diallo ngir mu jàppale leen ñu yegg fa ñu jëm donc coowal Mamour Diallo gi xëj na loolu moo ko ci andi ba tey moom mooy andi ay leeral ci yéenekaay bi Dakar capitale de l'art xam ngeen ne diwaanu Dakaru musée civilisation boo fa demee gaañaa nga exposé Massamba Mbaye xam naa ko demoon fekk ko fa. ñu koy nuyu bu baax waaw. Massamba Mbaye suñu directeur bu yaru. bu daan dugg fii de comme écolier comme ku nekk garde bi. mooy le commissaire du pavillon Sénégal. pavillon Sénégal su ñu waxee pavillon Sénégal en fait il y a 3 pavillons ñaar ñuy invité mais Sénégal moom mooy commissaire exposition bi. kon maanaam lépp ci moom la jaar ku fay exposé moom mooy nangu ni Mansour œuvre yi mën nañ ko exposé. ak boo xoolee sax ci yenn ay images. démb il était avec moo nekkoon ak le président Macky Sall bi ñuy def lii di ouverture bi en tout cas chapeau à Massamba Mbaye c'est un critique d'art. Il est très culturel. Macha Allah. dénk nañu liggéey bi ku mën liggéey. très culturel et très cultivé aussi. dénk nañu liggéey bi ku mën liggéey bi ku bëgg liggéey boobu noonu. à notre ancien directeur général des médias Massamba. yaru na teey na te mu ñëw mu ne ma doon expliqué Mame Mbaye xanaa xamoon ne lii ñi seer rek ñoo koy bàyyi ci. ba pare mën a wax lu baax mën a wax lu baax vraiment heurté waa sedd comme yow rek. ndeysaan dafa sedd waaw comme kan dafa sedd comme kan. comme man. nee na dafa sedd comme man ba pare ne ma seddoo sax. bon Mame Mbaye écoute jot naa ma jeexalee 8h04 moo jot na waaw. ñu dem ci Odia kon dama bëggoon ñu jeexalee léegi Odia dafa ñëw ci basang bi
Mbóoti Talla Sylla finalement yéegaat na ci table gi. waaw parce que Mbóoti bari na ci basan nga mu laloo. léegi Babacar Diop moom nekk na dañuy faral gune gu loo xam seetee mën a bokk ak mag ndab mais de moom ak Talla Sylla bokk ñu ndab ndax yëkkati na li nga xam ne moom mooy basan ba Mbóoti tëb nañu. alors ndax Talla Sylla dina génne single tontu ko ndax daf ci aay torop nag te mu génne single def taalif tontu Babacar Diop lu mu ci man ci doon ñoo ngi xëppi suñuy gën di xool fii la Odia génne Yacine kon 8h04 damaa xaabaabal. yow kay Hadj Moussa mën ngaa kii titre directement soxlawul sax ñu lay kii mën ngaa doxal. Casamance ay nit yu nekkoon ci àll ba doon dagg ci anam goo xam ne jaaduwul dañoo daje ak ay soldats ñu sox ci seen kaw ma nga am ci arrondissement bu Sindian am na ci ay ndaw yoo xam ni am nañ ci gaañu des na wax itam ci li nga xam ni mu tënku ci wàllu maanaam suuf ak itam wala jalgati yoo xam ne am na ci gestion bu mairie bu Thiès Babacar Diop ba mu yunduloo mairie ba bari na lool ay jafe-jafe yoo xam ne am na fa ci wàllu gestion daanaka daal ñu jiite woon mairie ba dañu ko jàppe woon rek marché Ndiobène Taye ndax de ce côté noonu ab commune dañ ci dellu soit faram fàcce ko ci xibaar yi dinañ wax itam ci li nga xam ni mooy élection yi Cheikh Dieng joxe na xalaatam moom mi yor wàllu élection ci biir parti démocratique sénégalais daanaka daa xaw a songu Karim Wade jamono jooju itam leaderu coalition Gëm Sa Bopp entamé benn série de rencontres bu mu jagleel ñi nga xam ni force vive lañu leen di wax Bougane Gueye Dany démb ma nga woon ci ndajeem ak Alassane Seck muy secrétaire général bu Ligue sénégalaise des droits de l'homme sport nañ ci ànd ak Baye Mante Mboub yéen a kaay lañu koy ndax keppeek Mantoulaye ci bundo yi faram fàcce gi ak Mambey